VIP people moo bëgg Serigne Saliou bëgg naa ku bëgg ay mbokkam salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk internetu vippeople.net ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay tey nag seen émission bi ñu leen di faral di wax saay su nekk dafa doxantu ba Kër Massar. Kër Massar nag dañ fa seet si nit koo xam ne moom it dafa doon servir nation wam mu demoon Mali mission bi mu demee mission nag ab ndogal daal di ko fa dal bi mu ñibbisee ba léegi ça fait 1 an mu ngi tëdd paralysé boobu ba léegi gisul soutien gisul tamit benn assistance kooku nag mooy kan muy Cheikh Ndiaye rescapé bi nga xam ne jamono ji yëpp sénégalais yi ni ngi gis réseaux sociaux yi ñu ngi wax ci moom nag la ñu doxantu tey fas yéene waxtaan ak moom lan moo ko causé ba mu blessé wu ak lan moo waraloon mu blessé wu ak tamit bi mu ñëwee est-ce que waa armée jël nañ ko charge am déet Cheikh Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. mais mën nuyoo ki nga xam ne moom lañ sëñ Touba bàyyil fii mooy sëñ Mountakha Bassir di nuyu njabootu sëñ Touba ak yëpp rawatina nag njaboot gi nga xam ne moom la ma sëñ Touba booleel muy njabootu sëñ Fallou Mbacké di si nuyu Mame Mati Mbacké di si nuyu Mame Fatou Mbacké di si nuyu sëñ Abo di si nuyu sëñ Abdou Karim waaw man maa ngi dugg armée 2010 ak léegi presque léegi mu def 11 ans man maa ngi dem mission 2018 mooy le 5 ndax man lépp lu may wax dama koy jàpp le 5 laa dem le 5 juin 2018 man maa ngi gaañu le 17 laa gaañu veille ñooy jour bi ñu ne veille màggal octobre le 17 octobre foofu laa gaañoo. lan moo la gaañ exactement ci biir guerre bi nga blessé woo wala après guerre bi nga blessé woo exactement lan moo causé sa parallélisme. ñoom tey bu la neexee yaa ngi dugg ci réseaux sociaux yi am ñoo xam ne dañuy contrer mais foog naa booy contrer sa doom ki nga xam ne dafa sacrifier vie am bàyyi njabootam ay doomam sax xam gisu leen ci ginnaawam lañ juddu di xeex ak yëleef même moo gaañu woon ak saret armée war ñu ma mën a sàggane nii man nag comme ñoom xool nañ seen prétexte ba mu neex leen tey mu laa ko lire ci presse bi ñu bind seen communiqué boo xam ne dimanche lañ ko bind nga xam ne ñoom da leen neex la ñuy def maanaam ci fitna lañ nekk. mais lan nga doon def exactement. foofu laay ñëw nii ñu ne ma cérémonie religieuse lañ nekkoon. d'accord. mais ñoom mënoon nañ préciser cérémonie religieuse màggal la nekkoon mooy gën a yomb sénégalais xam ne màggal la nekkoon mais nanguwuñ ko def ndax dañuy setal seen der di jéem a jàq malade gu tëdd nii moom mënatoo ko yàq ndax yàq na ba pare
ndax ku defaaram dëkkam defaan dëkku jàmbur lii bu ko dalee am lan la même bu nekkoon citoyen ordinaire yéen si war a jàpp. d'après info yu ñu jot ñoom nee nañ jël nañ la en charge ba jox nañ la ay fauteuil roulant waaye tamit assistante sociale bi aussi mu ngi la doon suivre say médicament ak say ordonnance yëpp ñoom ñu ngi ko doon gérer am nam déet d'après waa DIRPA li ñu wax. gis nga nag man du ma waat si ay caaxaan mais maa ngi koy giñ si sëñ Fallou li ma xam ne moom rek laa bëgg a tase àjjana du ma fen ndax du ma tëdd ba heure bi di fen toog ñi ma xam yëpp xamee wuñ ma fen mais leen rek laay wax ñoom li ñu wax li ñu bind xam nañ bu baax a baax daara amu ci lii médical man sànq dama ko lire rek ree ordonnance bu la neexee ma jox la ko ñëpp gis ko an ordonnance bi fa la nekkoon lire kon lii médical boobu noonu barke semaine passée lañ ma ko delloo kon ñii jënd nañ lii médical di ko dugal ci presse bi wër leen ci kër gi ba mu neex leen tax di ngeen gis fauteuil médical fauteuil roulant billaay wallaahi bu ngeen ko gisee non ñu ne ma ñoom ñu ngi may suivre sama ordonnance benn autorité mosu fi ñëw ne ma kaay ma jàppale 1 franc man maa ko jënd naa ko dugal mutuelle sax balaa ma ci jot yàlla rek a xam. mais ñoom nee nañ hospitalisé nañ la principal pendant 4 mois. c'est pas vrai sax na du 4 mois. ñoom yi nekk ñoom xamuñ sax la ñuy bind. xam nga kañ laa ñëw hôpital te bu leen neexee ñuy calculer yëpp mën nañ ko calculer le 22 octobre ak le 2 décembre ñaata mois la. 2 mois. déedéet. octobre ba mars 2 mars safula ba 2 mars mooy jour bi ñu ne coronavirus am na Sénégal jour boobu laa génn. 5 mois quelques jours ñoom ñu ne 4 mois lañ def ñoom ñu toog leen ba mu neex lañ ne ko kii biñ ko diagnostiqué dañoo sotti ne les 4 mois mu soo paralysé to musuñu ma tiim wax ma ko gis nga maa ngi nii fan yëpp deret laay saw bu ma amoon suivi naa ko saw mais dëgg dafa neex te nit ñi xam nañ luy dëgg mais maanaam comme man wax naa il faut ñu défendre seen bopp amuñu lu ñuy défendre ndax ñoo ma yóbbu lii ma fa dalee nee naa ko ñoom nañ ma ne Magal Touba ca la daanu ca laay gën a kontaan ñuy wax ay cérémonie religieuse nañ ma ne Magal Touba ca la daanu. parce que ñoom nee nañu veyu màggal bi la ci nga piqué crise daal di mbëkk sa bopp ci miir bi koñe sa bopp ci miir bi loolu moo indi feebar bi nii. foofu miir sax amu fa préfet moo fa am. préfet dafa oyof ba nga xam ne boo ko dóoree arrêt dangay gis mu nor. mais nag damay sant yàlla bu baax a baax bi ñu boole ne si Magal Touba laa daanu man loolu dama ciy fier ndax loolu moom dama ciy kontaan trop. mais ñoom bu dee Magal Touba ONU moo ko autorisé Sénégal autorisé ko de ONU moo ko autorisé moo jël responsable képp ku fa daanu woon ñoom ñoo la war a jël en charge. ONU moo ko autorisé mais li ñuy def ci presse bi man lii nit ñi xam nañ gis naa benn colonel xaw ma nan Diop ak xaw ma nan Gom mais yàlla xam na ne def leen li ngeen def ndax ku waxul dëgg fii suuf bilaay di nga ko jéem wax ci bàmmeel to dina la tër ku waxul fii ci suuf dëgg di nga ko jéem wax ci bàmmeel to dina la tër. mais à part ñooñu boobu ba léegi ci kilifa yi armée yi amul kenn koo xam ne mu ngi ñëw di la dox ci mbokk di xool sa yaram fu mu toll ak tamit jéem la jàppale as tuuti. dëgg li ma la wax ba mu tëddee fii ba tey benn kilifa musu fee teg tànkam benn musu ko fee teg tànkam. kon kan moo lay jàppale jamono ji. ah ñoom ñeneen ñu ngi may jàppale te benn kilifa tegu fi tànkam fi ma nekk nii xam nga fan laa dëkkoon ay nu ma di ndox bay ñu fa génnee. ñu abal ñu fii ñu koy fay location man maay fay courant man maay fay li ma lekk man maay fay añ man maay fay ndékki man maay fay reer amul benn autorité bu ma ne musa ne metti na li may dépensé dama koy foraatu rek ndax xaw ma samay ordonnance damay taqale rek bu ma jëndee ñaari ordonnance bàyyi ba amaat dara jënd ordonnance bàyyi ba nit nga xam ne ndeysaan ni ma la mel mais yéen na ma ñaari junneem ma jël ko jëndi ordonnance ci laay nekk
kon ñoom ana suivi bi ñu wax te nit buy wax da ngay wax dëgg te yàlla tax ndax dëgg la yàlla bëgg man nag métti na ma trop ndax bu ñu demee ba di wax ay fauteuil roulant ay chaise médicale xam nga kañ laa am chaise boo xam ne mun naa ci toog le 28 juillet bi passé du ma wax turam nag mais benn officier bu baax ndeysaan moo ma fekk kër ga fi amoon inondation fekk mu tëdd nii sonn trop moo ma ko jëndal kon ñoom ana li ñuy wax waa social bi nga xam ne ñooy wax armée biñ fi ñëwee fauteuil chaise laa wax chaise boo xam ne ci continent xam naa lañ ko jëlee muy benn circonférence bi xajuma ci amul bopp amul tànk xam nañ ñu indi ration de combat boo xam ne buñ ko ñëwee jox ko xaj bi fii du ko lekk de un dafa varié. ration bi lan la ceeb la wala. non boo ñëwee naan photo chaise bi boo génnee ci biti mun nga photo chaise bi ration de combat boo xam ne dafa varié muy benn 20 000 francs lañ ma jox ne ma jàppal nañ ma benn bidon diwlin ak ceebu mbay bi sio bi lañ la jox. sio bi boo duggee ci biir sax da nga gis boo xam ne leen mooy dañ ko dajji bàyyi ko noonu ci biir. sio bi lan mooy nekk ci biir exactement ban lekk mooy nekk ci biir. ration de combat mooy yoo xam ne dañ ko mélangé. d'accord. jëlal mbuus bi sachet bi. lii ay lan la vitamine la. kenn xamul dafa varié dafa varié. te ku ma neex nga vérifier date bi dafa varié. dinañ nga mën a tiim malade di ko jox lu varié malade boo xam ne moom lu muy lekk sax du rees ndax amul lii médical. nga bind ne kii jox nañ ko lii médical. nee na man gis naa ba suuf sax dama ree ne ko le président de la république Macky Sall mu ngi indemniser ñi nga xam ne dañoo feebar. gis naa ko ci. te man waxuma la 1 franc sax. mu nekk loo xam ne nag da ko jarut man ay débat va et vient daf ma ko jarut man damay ñaan les bonnes volontés ñi la jëlee ñoom bugaan ñi la jëlee ñi nga xam ne ay nit ñu baax lañ ndax man moom xam nga rek li ma xam rek yàlla baax na mais ñi bonne volonté yi ça soit man li may wax rek si lépp Sëñ Muntaxa laa koy commencé ba taalibe gën a ndaw man si ñoom laay sàkku ñaan mais des gouvernement ñoom xam na li leen war ak leen warut ñoom buñ toogee ba fii nit ñi di leen imposer li leen war ak leen warut kon ñoom war nañ xoolaat seen bopp buñ demee ba di repiler si presse ci ko xam ne dafa feebar ñi nga war ko jël évacuer ko talul leen évacuer ko jour dimanche ngeen publier seen kii nu tëti seen communication kon xam ngeen si fitna ngeen nekk ndax dimanche kenn liggéey ko Sénégal kon nan la ñuy publier dimanche nga xam ne ñooñu si fitna lañ nekk mais nag maa ngi leen di bàyyi ak yàlla ndax man feebar gii dama jàpp ne yàlla ma ko teg rek te heure bu mu waree dañ dina dañ. benn militaire bu sol tënk ñëw fii def fi fanfare musicale maa ngi koy waat ci Sëñ Fall du ma la ko baal si bàmmeel du ma la ko baal yomal ko yàmm. ci biir loolu yaa ngi doon wax ne da nga def 5 mois l'hôpital principal est-ce que ci biir 5 mois yooyu Cheikh Ndiaye def nañ ci diagnostic ci yow wax la ne lii moo la dal wala laa moo la dal wala dara wala 5 mois yooyu da nga ko tudd rek te waxuñu la dara. 5 mois yooyu te wax rek sama jabar moo fi waroon nekk wax principal def naa fa 5 mois defuma rajo defuma scanner. defuma dara ni may tëddee ci lal bi noonu laay tëddee ci lal bi to am na photo yoo xam ne ñu ngi nii bu la neexee mu woon leen ko ni may tëddee bu may génn noonu laay tëddee heure añ ñu jox ma añ heure reer ñu jox ma reer dem naa ba benn moment sax ay comprimé bu ñu may jox amuñu ko wala dañ koy damate to man nee naa réew jomb naa wax loo xam ne amut sama épaule bii principal la damee mu benn pour sang la rek dañ lay tourné dañu jël loxo nit koo xam ne dafa feebar dañuy jàpp loxo bi tourné la nga dalli fële biñ defee dem def rajo xam lu ñu wax problème mu kii la problème mu tur bi laay fàtte problème mu ligament te ñoom ñoo ko damm. ñoom ba tey loxo bi mënul jóg bii sax naa ci essayé di foo tuuti di def nii di foo di ko yëkkati mais doo gis bii sax yëngatu. yow signalé woo leen ne ñoom ñoo ko damm. jour boobu dama mer ba xam kañ ma wool benn docteur bi nga xam ne mooy yor xaw ma wàllum xaw ma lan la yor. moo ñëw di waxtaan ak man ma ne ko li ñu ma def moom metti ndax ñoom ñeena malade bi gën a yor hôpital yow la moo tax ñoom ñuy def lan neex
ba ma dem hôpital amee ma fa leen jëlee ma fa leen lu infection kese laa fa jëlee amul leneen. durant ces 5 mois là amul benn diagnostic boo xam ne def nañ ko wax la ne lii moo la dal wala tamit suivi médical boo xam ne moo adéquat ak yow. waxuñu ma dara to nit da ngay wax rek te yàlla tax waxuñu ma dara ñoom nañ ñëw suba ci wax 6 heures du matin ñëw ne la mbaa yaa ngi tane nga ne waaw ndax nit olof Ndiaye noonu ñoo jàngale ñu génn dem seen yoon amul leneen to kii sama jabar la moo nekk hôpital mun na ma ne bu ma fen rek ne ma waxo dëgg bàyyil ndax man jomb naa wax lu dul dëgg. garab yi nga doon naan kan moo ko doon bind. garab yi ma doon naan depuis daaw hôpital moom laay continuer di naan ba tey nit mun naa naan benn garab 1 an. mënul nekk impossible. benn garab bi ñu may bindal moom la ñu may bindal ba tey amul leneen su amul changement. entre temps delluwaatoo pour xool ba xam dinaa amaat changement am déet. man mii dama toog fii sax ba sonn ma woo leen hôpital yow woo leen doo leen jot. maa mujj a forcé woo leen ne ko sama yaram yi fan yi gis ngeen ni mu mel dugg na fii génn fii. maa ngi feebar rek si laa dem hôpital mais dew ma sax ñoom dañoo taxaw nii bindaat ma ordonnance ma ñibbi si waat def ma fa 1 heure de temps mais yàlla baax na. lépp dina baax bu dee à part loolu gis nañ ne jamono jii nii mënuloo dara sa bopp kan moo lay faral di aider ci say besoins personnels yi. man li may wax rek sant sama jabar ndax moom rek a fi nekk kon donc sama jabar moom tax maa ngi koy sant chaque jour saa su ma tëddee dama koy sant ndax kon donc moo fi nekk. moom mooy sang moom mooy tourné moom mooy jox lekk moom mooy defal lépp daal lépp loo xam ne mbindeef buy dox si suuf da koy def man si fi ma tëdd nii laa koy defee. lépp loo xalaat ne bindeef bi dox suuf moom lay def man fi ma tëdd nii laa koy defee mu nekk loo xam ne nag métti na trop mais man daal li ma la wax sànq rek. yéen a ko déggandoo mbokk internetu vipepeople.net ndax Cheikh Ndiaye jamono ji xol bi fees na ba mënatul wax li ñu mel nag yéen a ko déggandoo nee na manque d'assistance totale la am kenn jàppaliwu ko kenn toppatoo ko hôpital boobee nga xam ne mu ngi fa woon di hôpitalu principal moom it def na fa 5 mois yoo xam ne amul sens parce que amul woon suivi kenn du ko laaj lan la du rajo du dara lu ñuy def moom nag leen rek lay ñaan muy ndimbal ci borom doole yi nga xam ne ñoo ngi ci mim réew waaye tamit ndimbal ci képp koo xam ne rek waaye defal yàlla nga yaa ngi defal rek te yàlla tax ndax moom mii ku ko xool xam ne jamono ji sonn na te soxla na ndimbal waaye tamit soxnaam aussi su ko waxee sonn na bu ko waxul sonn na. Cheikh Ndiaye lan ngay waxaat ak ban message ngay lancé waat ñi nga xam ne ñoom ñoo jàkkaarloo woon ak yow di la seetaan. man je lance au peuple sénégalais ñoom ñi nga xam ne dëgg rek la ñuy xeex te yàlla tax nañ xam ne lii amul fenn teguñu ko fenn tollatuñ jamono goo xamee nag dañ lay bàyyi nii ba heure dee jot ñu sul la man lii damay maa ngi koy wax en haute voix maa ngi ñaan ñi nga xam ne yëpp droit de l'homme la ñuy xeex ba ci ONU bi ma yóbbu woon leer na ma leer boo leen ko waxoon ñu ko xamuñu woon état bi nii la demee ndax ONU presque booy xeex droit de l'homme moom mooy njëkk kon lii duma dal pendant 1 an ñoom xamuñ ci dara kon maanaam am na ñoo xam li ma doon wax rek ñi nekk ci suuf war a jàllale ci li ci kaw ñoom faalewuñu ci suuf ndax lijjantewuñu leen ndax depuis 4 jours fu ne àdduna ñu ngi may woo fu ne laa wax mais dégguma benn autorité sénégalais bu ma la nee allo amul ba tey mais ki nga xam ne dafa sacrifier vie am mënu leen ko dara moom tëdd nii mënu leen ko dara ba li nga xam ne kenn bëgg ko li nga xam ne neexul kenn àdduna gi yëpp di la gis ngay jàmbat xam ne ku ko def rek da ngaa sës mais bañ ma ko waxee damaa ne nangu ma ko baax na garaawut man naa dee rek mais damaa dem ba xam ne lii dëgg neex yàlla dafa am loo xam ne ci droit lañ nekk pays de droit lañ nekk moo tax ma def lii te rëccu ma ko benn yoon man bu fekkee nag gouvernement mënu ñu ma jël en charge ngir yàlla les bonnes volontés bu ñu bëggee jël en charge nañ ma bàyyi fii ay bonne volonté démb woo ma
ay bonne volonté woo ma docteur benn docteur non li mu wax sax damaa rus ne ma kii mënul dem ndax armée la nekk ba tey mais kii mënul dem armée la nekk ba tey bi dañ koy bàyyi mu dee. mais yàlla baax na li ma wax rek yàlla baax na maa ngi dis lépp sëñ Tuubaa waaw maa ngi koy dis ci safar gi di ñaan mbokk taaliba yëpp ñëpp laa wax ku ci mënta jàpp rek nañ ci jàpp te yàlla tax waaw. baax na. ñoo joxoon ci suuf kër goo xamante ne ñoo ko yar ñu jox ñu ci suuf ñu dëkk fa foofu am ndox ñu ñëw luye fii ñu jox ñu fii nii ñu ñëw dëkk fii mais ñi ngi sant yàlla parce que ba tey mën naa ne ba tey daanoo guñu mais man damay ñaan képp kuy jigéen te am borom kër képp kuy jigéen fii ci Sénégal maa ngi jiital Marème Faye Sall ci kanam grâce yi moom nga xamante ne dégg naa ko barki Demba Ndiaye mu jóg bëgg maa dimbali te yàlla tax maa koy woo ci sama jëkkër ji képp kuy autorité Sénégal fii nii góor ak jigéen laa ci yemale surtout jigéen ñi maa ngi leen di ñaan ñu ñëw dimbali ma ci sama jëkkër ji ndax mu jóg fii mu tëdd ndax sonn na de bu ko waxee bu ko waxul sonn 1 an ba tey kenn dégguñu ñu ngi talaan ci lu ñu am ci suñuy moyen mais lii daa metti dañuy ñaan nag lu ñu waay mën a dimbalee te yàlla tax lu ñu waay mën a dimbalee te yàlla tax man Adja ba ñu évacué ko yóbbu ko mu dem faju ji maa ngi koy ñaan armée man léegi dama koo jël man tegee ko nële xotuma waxi armée man xëccëw ma ak armée diirante wuñu ak mbagg ak armée tollawuñu doole sax ñun ak armée kon diirante wuñu mbagg ñun ak ñoom mais bonne volonté yi la ñuy ñaan ci réew mi léegi bu dee ñoom waxatuñ ci moom dara ñu ngi bindi dossier yu leen neex di ko teg ci dëkk bi nit ñi di ko gis mënatuñu ci moom dara ñun ñoo ngi ñaan ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi te xam droit te xam lépp Maître El Hadji Diouf maa ngi koy woo ci lii ñëw dimbalil ma sama jëkkër ji te yàlla tax maa ngi koy dégg mi ngi wax fu ne maa ngi koy woo mu ñëw dimbalil ma ci sama jëkkër ji bu jóg fii mu tëdd dafa sonn xale la 34 ans kooku juddoogul defagul dara ci kaw suuf benn doom bu am 2 at xamul sax baayam man mi di yaayam sax xamuma sama ween bi dama ko foqate ci moom dem fekki baayam principal maa ngi ñaan nag ndimbal damaa tàllal sama loxo yi di ñaan doomu aadama yi ne ci réew mi yëpp ñu dimbali ma ndax sama jëkkër ji mu jóg fi mu tëdd daa sonn dafa sonn jërëjëf maa ngi leen jaajëfal jërëjëf. voilà yéen a ko déggandoo mbokk internet yi yaakaar naa ne émotion bi dal na leen yéen ñëpp ndax fii kenn mënatul wax ku ci nekk sa xol daal dina tooy duñu mën lu dul lépp jël ko teg ko ci loxoy suñu borom waaye tamit tegaat ko ci loxoy xaadim rasul mi nga xam ne moom it ci màggalam googee la tombaloon mu doon zikaral xaadim rasul di zikaral suñu borom bi ba yàlla def ko ni mel di ñaan dimbal nag comme ni ko jabaram waxee waaye tamit comme ni ko moom ci boppam ñaanee autorité yi nekk ci mim réew te am nañu yaakaar ne bu soobee yàlla bu yàggul dara yàlla dina ko saafara ci darajey Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen koñ merci beaucoup à la prochaine bye. mais ñi ngi sant yàlla parce que ba tey mën naa ne ba tey daanoo guñu mais man damay ñaan képp kuy jigéen te am borom kër képp kuy jigéen fii ci Sénégal maa ngi jiital Marème Faye Sall ci kanam grâce yi moom nga xamante ne dégg naa ko barki Demba Ndiaye mu jóg bëgg maa dimbali te yàlla tax maa koy woo ci sama jëkkër ji képp kuy autorité Sénégal fii nii góor ak jigéen laa ci yemale surtout jigéen ñi maa ngi leen di ñaan ñu ñëw dimbali ma ci sama jëkkër ji ndax mu jóg fii mu tëdd ndax sonn na de bu ko waxee bu ko waxul sonn 1 an ba tey kenn dégguñu ñu ngi talaan ci lu ñu am ci suñuy moyen mais lii daa metti dañuy ñaan nag lu ñu waay mën a dimbalee te yàlla tax lu ñu waay mën a dimbalee te yàlla tax man Adja ba ñu évacué ko yóbbu ko mu dem faju ji maa ngi koy ñaan armée man léegi dama koo jël man tegee ko nële xotuma waxi armée man xëccëw ma ak armée diirante wuñu ak mbagg ak armée tollawuñu doole sax ñun ak armée kon diirante wuñu mbagg ñun ak ñoom mais bonne volonté yi la ñuy ñaan ci réew mi léegi bu dee ñoom waxatuñ ci moom dara ñu ngi bindi dossier yu leen neex di ko teg ci dëkk bi nit ñi di ko gis mënatuñu ci moom dara ñun ñoo ngi ñaan ñun
ñi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi te xam droit te xam lépp Maître El Hadj Diouf maa ngi koy woo ci lii ñëw dimbalil ma sama jëkkër ji te yàlla tax maa ngi koy dégg mi ngi wax fu ne maa ngi koy woo mu ñëw dimbalil ma ci sama jëkkër ji mu jug fii mu tëdd dafa sonn xale la 34 ans kooku juddoogul defagul dara ci kaw suuf benn doom bu am 2 at xamul sax baayam man mi di yaayam sax xamuma sama ween bi dama ko foqate ci moom dem fekki baayam principal maa ngi ñaan nag ndimbal dama tàllal sama loxo yi di ñaan doomu aadama yi ne ci réew mi yëpp ñu dimbali ma nag sama jëkkër ji mu jóg fi mu tëdd daa sonn dafa sonn jërëjëf. voilà yéen a ko déggandoo mbokk internet yi yaakaar naa ne émotion bi dal na leen yéen ñëpp ndax fii kenn mënatul wax ku ci nekk sa xol daal dina tooy duñu mën lu dul lépp jël ko teg ko ci loxoy suñu borom waaye tamit tegaat ko ci loxoy xaadim rasul di ñaan ndimbal nag comme ni ko jabaram waxee waaye tamit comme ni ko moom ci boppam ñaanee autorité yi nekk ci mim réew te am nañu yaakaar ne bu soobee yàlla bu yàggul dara yàlla dina ko saafara ci darajey Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen jox dig daje beneen yoon. soppe Serigne Babacar la borom VIP bi boolu moo bëgg Serigne Saliou bëgg naa ku bëgg ay mbokam